mbokku département de Fatick mbokku commune de Fatick mbokku quartier Darel maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di nuyu responsable politique yi ci kaw mais réew mi xam nañ ni Macky Sall lim liggéey ci réew mi ci 6 ans amul benn président de la république bu ko fi def. Je pense que su ma tollee fii di lim réalisation yi fi son excellence de la république son excellence Macky Sall def fii la ñuy fanaan man dama ne su fekkee ni bilan mooy fal son excellence Macky Sall bilan fal na ko parce que projet yu mu lancé ci réew mi yombul président de la république bu ko réaliser ci benn mandat kon donc firnde bi wane na ni meeting bi tey ñu organiser fii ci Darel su fekkoon ni temps ñi ñu fi jiitu woon la wala ñuy yeggali kàddu bi courant bi coupé kon dama leen di jox benn anecdote bu ndaw rek tolloon nañ fa ay jamono réew mi tumuranke woon ci courant ñi ñu fi jiite woon plan bu ne indi nañ ko fi ba indi fi seen plan tàkkal te taxul courant bi tàkk ci 6 ans Macky Sall maîtriser na courant bi ci réew moo xam ni koom-koom bi demeewul noonu képp ko xam Sénégal xam ne mbay la ñu am ak commerce ak napp réew mi amul doole boo xam ne tey yaakaar naa ni caaxaankat bu ko yoroon tey heure bi tey leneen la ñuy wax ci réew mi mais Macky Sall ñoo ngi koy ne soo tëddee na nga nelaw parce que Fatick fii ñi fi nekk yëpp ay militant Macky Sall lañu mais maa ngi gërëm Alaaji Souleymane Diouf lii mu ko defee ak moom Ndeye Aïssa Diouf na ko responsable yëpp na roy te xam ne liggéey bi lii la Fatick amul benn jafe-jafe coow li bari na mais Macky Sall su soxlaa ñëpp jóg def farata ja kon donc maa ngi woote responsable Fatick yëpp nañu jël comme tànk Alaaji Souley Diouf lu mu def Ndeye Aïssa lu mu def dem ci seen koñ yi organiser wax ak militants yi parce que militants yi loolu la ñu am ci ñun il faut que ñu leen di déglu di wax ak ñoom xool doléance yi luñ ci mën ñu def ko luñ ci mënul ñu yeggali ko ci kaw ñu saafara ko kon donc maa ngi leen di sant di leen di gërëm di sant waa Fatick yëpp di sant son excellence te xam ni moom na tëdd nelaw li mu bëgg moom incha allahu rabi du soir du 24 février. objectif bi moom li ci njëkk mooy ñu falaat président Macky Sall au soir du 24 février 2019 au premier tour. loolu yaakaar naa dina am bu ma ñëwee Fatick nag xam naa ne du ma wax li fi président Macky Sall def loolu moom yaakaar naa ne jarul ñu koy wax. jarul ñu ciy insister ndax lan ku dëkk Fatick boo jógee ci li président Macky Sall réalisé ci ngay dox. mbokku Kolga mbokku Fatick commune mbokku département de Fatick maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam gannaaw bu ma santee sama ñaari waajur maa ngi leen di dalal jàmm fii ci Kolga. Si son meeting de soutien à mon cher ami et frère El Hadji Souleymane Diouf. nekk coordonnateur du mouvement La Main de l'Espoir. nit ku oyof nit ku ouvert nit ku gëm boppam nit koo xam ne dafa neex a jàppale nekk nit koo xam ne aussi dafa jege population yi. xam seen jafe-jafe di ci taxaw suba ak ngoon chers responsables chers invités permettez-moi de tourner mon dos vers ces braves dames du groupe Juboo ñoom ñi nga xam ne dañoo jàpp te bàyyiwuñu ñoom ñi nga xam ne bu ma yegsee fii c'est grâce à elles maa ngi leen di gërëm di leen sant sans oublier aussi sama yaay yi sama papa yi ak sama rakk yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Kolga di ma jàppale di ma gunge di ma soutenir loo xam ne rek maa ngi ko def ci politique muy sur le plan social religieux pour que nag ñu mën a tabax suñuy gox tabax suñu Fatick bi pour un Sénégal émergent. Mesdames, Messieurs, honorables invités, permettez-moi de me lancer un appel
à tous les responsables ñu booloo unir toutes nos forces et énergies pour la massification et l'élargissement de notre parti l'APR. ndaxte nag ñi xeex beeg ñiiroo beeg jaru ko Olof Njaay dafa ne coow li ci teen bi mooy gaa yi amul baak dañoo war a taxay nag ñun ñëpp ñu uti baak parce que dañoo am teen boo xam ne ñëpp a ciy root muy waa opposition muy la société civile ak muy ñi nga xam ne ñoo nekk parti au pouvoir kon nag dañoo war a fexey am suñu baak root suñu ndab yëpp bu mu fees ñu indi suñu saret takk suñu fas bi nga xam ne mooy fas APR jël li nga xam ne moom lañu root ak waa ñeneen ñuy root ñu boole ko yóbbu ko def ko ci ndaa li nga xam ne APR moo ko moom Sénégal jëm kanam ak sa chers militants et militants maa ngi gërëm nag le président notre frère le secrétaire général monsieur Macky Sall moom mi nga xam ne dafa nekk doomu Fatick jàpp Fatick taxawu Fatick ci ay nomination ci ay projet ci ay réalisation et ci ay programme mention spéciale nag à ma famille su ma waxee ma famille je vais citer mon oncle Diène Ndiaye jóge Dakar nekk directeur général des pêches ñëw honoré ma ci bés bi di sant ma belle famille ñu jóge Mbafay ñëw aussi jàppale ma ci bés bi di gërëm nag mon cher époux mon chéri mon chou monsieur Babou moom mi nga xam ne su ma aaye woon du ma dem damay dox guddeeg bëccëg di dem réunion di dem politique te su ma ñëwee rek du wax dara kon chéri merci beaucoup. asalaamaaleykum mbokku Fatick mbokku département de Fatick mbokku commune de Fatick mbokku Darel mbokku Pëlga maa ngi nuyu ku ne ci turam ak santam yooyu nag dama koy commencer ci monsieur le ministre des sports maire de la commune de Fatick monsieur Zakaria Kébé chef de cabinet représenté ko maa ngi koy nuyu di nuyu monsieur le ministre Ali Koto Ndiaye di nuyu les conseillers techniques à la présidence monsieur Ndiame Diouf ak monsieur Sigini Diouf Sigini Sy Diouf la donc monsieur Sigini Diouf Sy di nuyu monsieur Diène Ndiaye DG de la pêche di nuyu responsable politique yi fi nekk yëpp di beral loxo nag jigéen ñi ak jeunes yi. yal na nag yaakaar bi nga am ba ñëw ci man yal na yaakaar bi nga am ba ñëw ci la main de l'espoir cet espoir là que nourrit le président Macky Sall pour defar Sénégal ñun ñëpp ak yow ñu ànd ci ànd ak ñi nga xam ne ñoom nga àndal ñu defar Fatick defar Sénégal. maa ngi gërëm ñëpp encore une fois dama ne nag politique nag dafa métti parce que nit ñi duñu comprendre wax ji bari na ci dëkk bi responsable yaa ngi jéem a liggéey ñoo ngi def des efforts nañu wax dëgg nag am na ñoo xam ne peut-être ñoo liggéeyuñu peut-être ñoo ngi toog seen Dakar di def lu leen neex mais ñun suñu engagement suñu gëm-gëm mooy ñu ñëw Fatick ànd ak waa population yi xam seeni problème luñ mun a régler ñu régler ko luñ munta régler ñu fexe jàllale ko ci ñi ko mun a régler ñu régler ko. liñ fi wax nag jeunesse bi wax ko dégg nañ ko liñ ci mën dinañ ko def déjà ñoo ngi ciy dox le représentant du maire moo ngi fi lépp luy lamp ñu war koo defar am na projet boo xam ne ñoom ñoo ngi ci di ko defar di xool acquisition bi nan la ñuy jënd bagages yi ba ñëw monter lamp yi yëpp ba lëndëm di wàññeeku. loolu waxtaan naa ceeg maire waxtaan naa ceeg Pape Diop waxtaan naa ceeg chef de cabinet te ñoom assuré nañ ma ne ñoo ngi ci projet boobu kon jooy boobu noonu yaakaar nañ ne fii yàggatul dara dina jeex. yeneen jooy yi nag dégg nañ ko muy emploi muy formation lépp luñ ci mën déjà ma remercier le ministre des sports maire de Fatick
bi ñu may léegi 50 bourses donc dégg ngeen ko 50 bourses yooyu dinañ ko xool nan lañ koy defee ba képp ku ko ci intéressé wu nga ñëw ñu boole la ak ñoom ñu fayal leen seen formation ngeen jàng mun a tekki ñëw représenter Fatick correctement. léegi nag dama ne politique bi dañ ciy dem nag à fond ku doon naan Souleymane Diouf day yokki léegi taxaw naa waajal naa nag daw laay def. taxaw naa te ni ma leen ko waxee daw laay def ku yéex may romb la parce que nag ku ànd ak Ndeye Aïcha ànd ak ñi nga xam ne les belles dames la ñi nga xam ne ñoom laa fekk fii ànd ak ñi nga xam ne ñoom laa àndal ñëw fii boo ragalee nag jomatoo yàlla man nag ñeme naa ndax yéen dama ne ñeme naa ndax yéen fu xàcci leen ma dóor xàcci leen ma dóor joxoñ leen ma damm ndax kat yéen a ma jox doole boobu donc jàpp leen ne daal am ngeen leader bu taxaw yemuma nag bëlga yemuma daral Fatick yëpp a ma ñor ma dinaa wër dëkk bi yëpp fépp foo xam ne yaakaar naa ne dinañ mun a fexe waxtaan ak ñoom convaincre leen ñu jëli seen carte parrainer d'abord parce que ci parrainage dañ nekk ku parrainé wul ñëwal ci Ndeye Aïcha nga jege ko ñu defal fiche yi ñeneen ñi nga xam ne aussi ba kii surtout les primo-votants ku jël kartam ñëwal ñu préparé ko parce que Fatick nag moo jël premier ñoo ngi 118% mais dañ ko xeeb dañoo war a dem ba 150%, pourquoi pas 200%. parce que nag Fatick noonu la war a taxawee président te nag wane nañ ko ci commune bi département baa ngi dox moo ngi 90%. xam naa ne yàggatul dara dinañ àgg suñu 100% totalement mais dañoo ne instruction bi le responsable du département joxe muy Mbagnick Ndiaye mooy nañu fexe ba dugg ci 130%, 140%. Macky xam ne fii muus du fi naa ne ñeex. bàyyi leen ma rek ma jaar foofu su may dem sax damay yokk guddi laay tuuti. donc gërëm naa leen encore une fois je m'excuse de la longueur du discours mais vraiment content rek moo ko def encore une fois merci de votre peu aimable attention. Merci beaucoup. Aline Baye Der.